أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الوجود وعالم الشهود. mbokk yi ñu ngi dellu si ci fi ñu yemoon ci waxtaan mu am solo wi nga xam ni moom lañu fas yéene def ngir jaaraat ci taarixu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. xam ngeen ni ñu ngi yemoon ci première partie bi lañu nekk ba tey, ndax dañu ni première partie bi dañ ci wax lépp lu jëm ci gane àddunaam ci wàllu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq, te waxit lu jëm ci askanam, wax ci lu jëm ci tàggatam ci bi muy doog a maanaam tàmbali njàng. waxoon nañu it danañu wax jaar bi nga xam ne jaar am na ko fële ca RIP ba ni woon fa ñuy sóoratu ci première partie bi. dañu jàppoon ni mooy maanaam sos gi mu sos yoonu murit ci yan jamono la ak yan circonstance la ko sose. waaye ñi ngi yemoon ci fi nga xam ni moom mooy période bi muy rejoindre waajuram bu góor, waxu ci Pataar, te ngeen xam ni ñi ngi ko dàkk ci atum 1870 ci la jógee Saalum, jógee Rip ñëw fekk si waajuram nga xam ni 1867 déjà àndoon nag Lat Joor comme niñ ko doon waxee dellu si Kajoor. kon bi mu ñëwee mi ngi fekk waajuram bu góor woowu Maam Mor Anta Sali mi ngi ko fekk ci dëkk boobu mu ñuy wax Pataar, nekk ci wetu Njaañ. jamono jooju yëpp waajuram Maam Mor Anta Sali moo doon xaali maanaam kadi bu Lat Joor Ngoone Latiir Jóob Damel di Kayoor. doon it continuer di def liggéey bi nga xam ne yàgg na ko def muy liggéeyu jàngale, te it moom mu ñëw fas yéene gannaaw ba mu jàngee ca wetu nijaayam yooyu ñu tuddoon muy maam Mbusoobe, sëriñ Mbusoobe ak maam Cheikh Samba Tukulóor Ka, ñëw jàppale si waajuram ci wàllu jàngale bi. kon daal mën nañu jàpp ni ci gàttal 1870 ci la fekk si waajuram foofu ci Pataar nekk ci wetu Njaañ. bu ñu yeggalee nag léegi li ñu ciy yeggale mooy wax yan circonstance mooy présider à la naissance du mouridisme, et te loolu mooy jeexal première partie bi nga xam ne moom la ñu waxoon. su ko defee suñu jógee ci loolu ñu attaqué li nga xam ne moom la ñuy wax deuxième partie bi. deuxième partie bi nag ku ne xam na ni naturellement li muy doon mooy yoonu murit ba mu sosoo dellu bi Sëriñ Tuubaa dellu dëkkam bi ñuy wax Mbàkke Bawol bokk na ci pàcc yi. ba mu fa delloo it la tax mu dellu fa wax nañ ko faram fàcce. danañu tamit seet li nga xam ne moom mooy tukki boobu nga xam ne mooy tukkeem bu jëkk bu mu def ci biir Sénégal egg ba Ndar. am na sax ñu ne yegg na ba Mauritanie, waaye li wër mooy Ndar moom xam nañ ni yegg na ko ci lu nga xam ne amul sikki sàkk. muy tukki bu nga xam ne def na ko ci juróom-ñetti weer, maanaam mi ngi ko def ci atum 1884, def ko ci 8 mois. dellu si Mbàkke Bawol ak circonstances yi mu sosee Daaru Salaam ba ni yoonu murit di amee loolu ñuy wax dëkkam boobu nga xam ne mooy Touba, maanaam fondation wu Touba en 1888. loolu yëpp fas nañ ko yéene ci deuxième partie bi.
waxtaan ci leeral ci fànn yu bari incha allah bu neex yàlla. et xam ngeen ni suñu bëggee dem directement ci sujet bi muy fi ñu yemoon doon fekk si gi mu fekk si waajuram ci Kajoor jóge Saalum boo koy seet sëriñ bi mi ngi war a toll rek ci fukki at ak juróom benn wala juróom ñaar ndax 1866 mi ngi amoon fukki at ak ñett fukki at ak ñett boo ci tegee 1866 67 68 69 ba 70 juróomi at nga ciy teg day daal di doon pratiquement 16 ans wala 17 ans au maximum waaye fekk na njàngam taxaw na taxawaay bu lépp lu jëm ci jàppale waajuram ci fànn woowu matale na ko sëkk macha allah tabarakallah noonu la nekk ci wetam daanaka sax xëy na am na lu mu doon continuer waaye bàyyam di ko waajuram di ko xoolal waaye jàpp nañ ni daal bokk jamono jooju commencé na di jàngale ci lu wér foofu ci dëkk bu tedd boobu nga xam ne mooy Pataar nekk ci wetu Njaañ nga xam ni moom ci boppam daan na jóge Pataar googu yenn saa yi dans ses heures creuses di dem di doxantu di seeti benn naar bu fa nekk ñu naan ko Mouhamad Yadali nga xam ne ñu ngi ko denc foofu ci Njaañ doowam bu góor sax moom Cheikh Ahmadou Bamba moomu la ko duppee ndax moom ci boppam wax na ni kooku am na lu nga xam ne jàngal na ko rhétorique dañu naan rhétorique science rhétorique ci arab moom jàngal na ko Cheikh Ahmadou Bamba bi mu ñëwee ci wetu waajuram boobu wax nañ ko fekk na waajuram tamit mi ngi nekk conseiller juridique gu Damel du Kayor nga xam ne dafa amoon un projet d'islamisation du Kayor ndax ku ne xam na ni jamono jooju ci la Lat Joor doon nodde dem na ba di nodd maanaam l'islam duggoon na ko dugg goo xam ni ceddo ya mu àndaloon sax xawoon nañ ko mere lool ndax wax dëgg yàlla jàppoon nañ ni doomu garmi du nodd ca la tudde woon it boppam Silmaxa Jóob li tax mu tudde woon boppam Silmaxa Jóob yépp mooy wane ni moom nitu kese la gënul ab taalibe moo tax daan nañ wax nañu sax ni ci taarix ci lu nga xam ne xëy na tradition orale moo ko porté waaye du lépp lañ ciy rejeté wax nañ ni daan na gàddu pot yenn saa yi pour mandargaal wàcce gi mu wàcce boppam di yalwaan ci suba yi lu ci mënti am jamono diine la ci moom ndax ku dem ba nga am nguur goo xam ne lañ koy attee ci charia lañ ko teg kooku ku ne war nga xam ni wax dëgg yàlla mi ngi woon ci situation boo xam ni situation wu dëkk réewu jullit la ñu nekkoon waaye Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul yàlla dafa def moom dafa mës a dëddu àdduna gu nga xam ni wan gannaaw lépp lu jëm ci wàllu nguur ak yu demee noonu ba tax na maanaam mësul rafetlu le fait que waajuram woowu di liggéey ak Lat Joor di doon xaaleem nekk juge parce que déjà métier juge dafa nekk métier bu nga xam ne métier bu xaw a diis la bëggu moom daal rafetluwu ko woon waaye mosu ko taxaw wax ko mu jëm kaw ni rafetluwuma ko wala lii wala lale jàpp nañ daal ci histoire ñi nga xam ne ñi ko nettali yépp te ne doon ay biographe am wax nañ ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul dem na ci jamono ba jël xalimaam bind benn aaya alquran bu nga xam dañ ci wax ni bépp àttekat lu mu jub bu ëllëgee des na ko laaj suñu borom dana ko laaj lam doon àtte ba loolu amee nag mu jël loolu bind ko jël ko teg ci table de chevet wu way juróom mu tedd wa
moom it ba mu ñëwee ba xool mbind mi nemmiku na mbindum doomam Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul mu daldi ne kii day mbindum Ahmadu la xam naa ni mënul janoog man wax ma ni ma bàyyil liggéeyu attekat bi moo tax kersam googu moo ko yóbbu ci mu bind ko teg ko su ko defee fàttali lay doon pour man waaye lii mu bëgg dinaa ko ci fekk si ci noonu yi la Maam Mor Anta Sali mu baax ma radiallahu taala anhu dal di tekkee ndombo tànkam comme juge dans le royaume du Kayor nga xam ni Lat Joor boo ko jiite woon dañuy wax sax ni amoon na ay vraiment li mu doon teg mooy nguuru l'islam la bëggoon tegal foofu ci Kajoor mat na wala matul amoon na la ca manqué wala am na lu ci manqué wul li wóor te wér mooy volonté boobu amoon na ko ndax ku jël ni ma ko waxee sànq xaali mu lay atteel wax dëgg yàlla boobu fekk na l'islam moom mooy sa xemmemteef Maam Mor Anta Sali daal di démissionné mu démissionné mu wéyal beneen liggéey bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon tamit muy cosaanam mu xam ko muy liggéeyu jàngalekat di former ay nit comme na mu ko doon defee parce que même liggéeyu juge boobu mu doon exercer auprès de Lat Joor taxu ko woon doon gàllankoor pour liggéeyu enseignant boobu pour mu wéyal ko ci loolu nag xam nañ ni Sëñ Tuubaa daal dina am cawarte lool wax dëgg yàlla ci jàppale ko ci liggéey boobu ba wax nañu maanaam ci la Maam Mor Anta Sali jëlee décision sos beneen dëkk bu wute ak Pataar joor di jóge Pataar ci la sosee dëkk bu tedd bu mag boobu ñuy wax Mbàkke Kajoor te Mbàkke Kajoor am benn rôle boo xam ne bu historique bu mu joué ci yoonu murit ndax Mbàkke Kajoor foofee la yoonu murit juddoo wala yoonu murit feeñe ci àddina ca la ko Sëñ Tuubaa sose kon mu doon dëkk boo xam ni importance am day wax dëgg yàlla am na ko lool am na lool importance bi mu sosee Mbàkke Kajoor mi ngi ko sos ci atum 1880 daal di fa retiré wu mook njabootam ak ndongoom yi nga xam ne ci responsabilité am la ñu nekkoon di leen tàggat ci tàggat googu nag sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul am ci nag taxawaay bu mat sëkk ndax wax nañ ni jamono yooyu nga xam ni ñaanaka mi ngi gënoon naa nekk ndaw ci jamono yooyu ndax amagul woon xëy na sax fanweeri at ñaar fukki at sax waxuma la ak fanweer déjà bindoon na téere yu bari yiñ ci ràññee mooy jawharul nafis muwaayibul xudus jalibatu siraar malaawinul nafis yooyu yëpp bindoon na ko bindoon na aussi munawiru sudur dégg duñu ustaas jànguñu arab waaye xam nañ ni téere yu mel noonu bindoon na ko muy ay téere yoo xam ni ay téere pédagogique la yoo xam ne daf ko indi pour yombalal ndongo yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci responsabilité waajuram mu yombalal leen jàng boobu nga xam ne doon nañ ko jàng ndax ay li ci ëpp ay versification la daf doon jël lu mel ni Laxdari wala yeneen téere daal di ko tëggin bu nga xam ni ndongo yi buñ koy jëfandikoo seen compréhension dana gën a leer te seeni conditions yi ñuy jàngee dana gën a jàppandi ba loolu amee bi ñu demee ba ci atum 1882 maanaam ñaari at lu topp ci sos li mu sos Mbàkke Kajoor bi waajuram sos Mbàkke Kajoor Maam Mor Anta Sali ci
ci la làqoo ci la génnee àdduna muy 1882 kon nañu jàpp ni Maam Mor Anta Sali dëkkam boobu di Mbàkke Kajoor ñaari at la fa def Mbàkke Kajoor nag ku ko xamul dafa xaw tuuti enclavé ndax boo ñëwee ci jege na tali bi waaye il faut nga wàcc tali bi ndax boo ñëwee ba Daaru Manaan wala Fass Touré boor boobu da ngay ñëwee ba Daaru Manaan da ngay wàcc dugg ci daw lu mat 5 kilomètres doog a egg ci dëkk boobu ñuy wax Mbàkke Kajoor nga xam ni doomam di ñuy wax Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak njabootam ñoo ko mujj dëkkee doon fa sëriñ yi nga xam ne ñoom lañ fa ràññee waa njabootu Sëñ Tuubaa di fa jiite. et ba mu génnee àdduna ci 1882 foofu ci Mbàkke Kajoor Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa ànd ca ña nga xam ni ñoom ñoo koy yóbbu jébbal ko boromam ndax kenn denc ko ci dëkk boobu ñuy wax Mbàkke Kajoor ndax moom ci boppam moo ñaan ni bés bu ma génnee àdduna nañ ma yóbbu deqale ci suufa su moor maam Jéy lam ci jublu nag moom moo ko xam waaye xam naa ni daal du ñàkk ni suuf su barkeel la moo tax mu ni nañ ko yóbbu deqale bés bu génnee àdduna volontaire noonu lañ ko respecté yóbbu ko deqale denc ka fa Sëñ Tuubaa ci boppam wax nañ ni moom ci waxam nettali na denc ba ñuy dem nanguwul sax jox nañ ko fas wataay pour mu war ndax diggante boobu man mii di wax ak yéen yàlla xéewale na ma distance boobu ma def ko ndax demoon naa di siyaare barab yooyu di Mbàkke Kajoor di fa jógee fas yéene dem deqale waaye comme xamoon naa ci taarix ni Serigne Touba daf ko doxoon barkeelu naa ci loolu dox diggante boobu ak sama tànk waaye toll na ci lu tolloog juróom-ñaari kilomètre ndax nee na moom ci waxam Cheikh Ahmadou Bamba wax na ni saa su ne nit ñi dañ ko doon proposé pour mu war waaye daf leen doon gàntal ni bàyyi leen ma dox et ba ñu demee ca barab yi it di ko jox boromam ka nga xam ni moom moo jiite woon ñaan nga ñu ràññee la nga xam ne ñu ngi koy wax Mouhamad Ndumbe Sill buñ ko jaawale nag parce que waxoon naa leen tafsir Ndumbe Mouhamad Ndumbe daanu ñang Mbàkke nga xam ne di jaayu maam Jaara la di seexu maam Astawaalo moom it tafsir Ndumbe la tudd mais kii Mouhamad Ndumbe Sill la tudd Sill di doon góor yàlla bu mag koo xam ni tànneef la woon ci biir góor yàlla yi et kooku moom moo ko ñaanal moo ko jébbal borom devant tous les dignitaires du Kayor bien sûr ñi nga xam ne ay xaritam la ñu woon xaritu cosaanam ñi nga xam ni ñoom la maaseeloon jamono et Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom it bokk ca mbooloom daanaka sax ba mu paree wax nañ ci wax ju am solo ndax moom Cheikh Ahmadou Bamba ca la ka Mouhamad Ndumbe Sill moomu gannaaw ba mu defee oraison funèbre yi maanaam ñaan yi ca la ne ana Ahmadou mu neel di wuyu ci biir mbooloo mu ni maa ngi nii la bayk mu ni ko dama bëgg nga jege si nee na mu def ay jéego daal di taxaw mu ni ko gënal jege si mu ni ko bàyyi day fii nga toll de lépp loo wax bu soobee Yàlla dinaa ko dégg ndax booba xam nañ ni bëggul jéggi nit ñi di dem ndax tegginam ndax booba mbooloo am na ko ba ma Mouhamad Ndumbe Sill daal di ko jaale au nom de l'ensemble des dignitaires du Kayor wan ko nag ne ko xam nañu fi nga féete woon sa waajur donte doo taawam ndax am nga mag te mag ñu mag nga am waaye daal ñun ñi nga xam ne ay ñoo jamononteelu moom am na lu ñu ràññee ci sa diggante ak moom lu tax spécialement ñu lay jox suñu njaal ndax taxoo woon nga ak moom lool wax dëgg yàlla et la cay topp nag mooy bu doon suñu sago buñ fi jógee comme maanaam
booba sax jàpp nañ ni Lat Joor mi ngi nekk en disgrâce. Damel du Kayor ba ñàkk na ko waaye mi ngi doon bërget parce que damay jaawale yenn saa yi bërgel ak bërget parce que bërgel Jolof la am te bërget Kajoor la am. Lat Joor ku ne xam na ni ci wàllu baayam muy Saxewar Soxna Mbay Jóob bërget la c'est un nga xam ni le Guet a toujours été une principauté indépendante mu nekk ci biir Kajoor comme Monaco ni mu nekk ci biir France te ñoom ñooy bërget yi ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen famille njóobeen boobu bu Pulikoddu ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Guet googu mu daldi ni comme tubaab yi maanaam préféré nañ ko jarbaatam Samba Lawbe Fall Samba Lawbe Xureja Mboj mu doon loo xam ni nag metti na ko waaye mënul jànkonte ak Samba Lawbe ndax moom mënul yar Samba Lawbe muy jarbaatam ngeen baal ma ko digression la mais il faut ma expliquer ko ba pare wëlbatiku comme tubaab yi bëgg nañu indi diviser pour régner jël jarbaat yabal ka ci ndijaay pour mu jànkonte ak moom Lat Joor daal di bañ loolu ni moom waaye comme moom nee nañu warul nekk de droit warul nekk Damel du Kayor régent la woon parce que ñoom Samba Lawbe ak Samba Yaay xaleel lañu woon comme loolu la ñu décidé moom il reste bër Guet toog ca Guet jël kër Amadou Yàlla def ko capital booba weesu nañu xare Samba Sadio parce que ñu ngi na toll ci atum 1880 te xam Samba Sadio ku ne xam na ni 1875 la bu jamono yooyu Lat Joor ak tubaab bi amoon nañu sax coalition bu ñu def daal di dal ci kaw maanaam Amadou Cheikhou nga xam ni mooy sëriñu waa Cene Bay Amadou Cheikhou moom nga xam ni moo naroon keppit Jolof jël benn mbokkam def ko fa mu doon baara ñu yenn ñi naan ka bra waaye baara la xam nga ni bra amul ci kii waaye baara la benn tukulóor nga xam moom moo lu toll juróom-ñaari at ñoom ñoo lu mat 15 ans sax plutôt nekk nañu foofu ci Jolof yore nguur ga et noonu gannaaw Samba Sadio ci la Alburi delloo ci ndimbalu tubaab yi ak ndimbalu Lat Joor ba jël nguuru Jolof daal di affranchiru tamit ci Lat Joor ndax xaleelam yépp ak carrière am yépp daanaka mën nañ ni 90% wu carrière am musul tàqalikook Lat Joor moom Alburi Njaay ndax naa leen ni leen jarbaatam la suñu dellu see ci li ñuy wax mooy comme moom ñu ni ko dañuy ànd ak yow kon ci bërget su ko defee ñu jaale ko ndax wax dëgg yàlla moom it ku mata jaale la ndax moom moo ñàkk ndax Maam Mor Anta Sali ñëpp xam nañ ni xaritam la woon lool wax dëgg yàlla kóllëreem la woon lool te loolu ña ngi ko tiisee niñ ko waxee woon fële ca RIP dañ ko tiisee relation yu am solo yooyu nga xam ne am na seen diggante waaye la nga xam ne nag mooy tax sëriñ bi am tuuti lu mu riposté après mooy lañ ka ni su ko defee ñun ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom xam nañ ni malgré ton jeune âge ci ñoom niñ ko waxee woon tu as la pleine dimension de la fonction de cadi ou de conseiller ñu jël la recommander la ko comme ça moom nga liggéey ak moom fa nga xam ni sa waajur féete woon na ko yow nga féete ko loolu nag moom bañ ko waxee wax dëgg yàlla nekk na lu nga xam ni sëriñ bi métit lu na ko lool wax dëgg yàlla te exprimer na ni métit lu na ko ndax gannaaw ba mu jëlaatee kàddu won na magu Kajoor ne leen magu Guet won leen ne leen sant naa leen gërëm naa leen sant ak ngërëm ñeel na leen ci jaale bi ngeen ma jaale kay rafetlu man it maa ngi leen koy jaale ndax ay la yéwén seen wëllëre la woon xam na lu mu seq ak yéen ay ati at ba tax na amu leen kenn ko leen ko jaal maa ngi feddalit sama kóllëre ci yéen ak sama wegeel ak sama respect bu ma am ci yéen waaye nag dafa am lenn lu am mu ni leen man Ahmadou Mbacké
fase naa àdduna jublu yàlla man naka lay jële samay mbiru bopp di dem di ko dénk beneen buur bu dul yàlla di ko dénk koo xam ne lott na ci yore lijjanti ay mbiru boppam jàpp naa sax ni doomu soxna bu sol dàllam di dem ci buur di am lu muy sax buur bu dul yàlla di sàkku ci moom lenn man Cheikh Ahmadou Mbacké jàpp naa ni kooku maa ngi koy méngale weñ gu naaw di dal ci kaw xayit di ko jëfandikoo di ko tirer substance am muy wax du yéeme du rëy ndax li tax loolu mooy lu jiitu loolu déclaration publique kenn mësul dégg Cheikh Ahmadou Bamba def ko ndax ndeysaan ci taarix dañuy wax sax ni maanaam sëñ Basiru wax na ko ci Minanil Baaxil Xadim wax na ni am na ñoo xam ni dañu jàkkaaroon sax ni àndul ak xelam ndax du kaf du ree amul waxtaan amul ndaw wax naa ko fii ba dem na ci ay jigéen ay soxna yu nga xam ni seede nañ ni ñoom bi ñuy xam ni nit la mi ngi ak xelam ak sagom mooy bés jamono ñu jóge ci teen yi seen ka muy ñëw nañ ko séene mu bett leen ci seen biñ ko gis xam naa ni dafa ni jabet ci seen kanam wala yu demee noonu ñu dal di tiit ba seen paan yi daanu ndax ñoom dañu yaakaaroon ni xëy na dafa am lu dafa feebar dafa wéradi wala yu demee noonu ngeen baal ma ci wax bi ndax histoire nag moom da ngay il faut nga nettali maanaam seen bagaan yi ba ñu daanoo nee nañu ji soxna yooyu seede nañ ni dafa ñëw ak tranquillement avec beaucoup de calme foral leen seen bagage yi daal di leen koy yót joxaat leen ko daal di jéggalu dem nee na ñoom ca la ñu xamee ni kii kat ndekete dara jot ko pour dire que Cheikh Ahmadou Bamba nit la woon koo xam ni waxam dafa néewoon lool lu jiitu sax waajuram di génn àdduna noonu la ko yàlla bindee woon te noonu la mës a mel waaye nag ba mu nekkee au responsabilité xëy na ca la commencé di wax mais bés boobu jàpp nañ ni buñ doon wax rentrée sa rentrée dans la scène politico-religieuse politique au sens noble du terme ci bés boobu la ko defee ndax ca la ko ñu bëri mësee dégg mu def déclaration publique mu doon nag loo xam ne lu jaaxal nit ñi la ndax li taxoon mu jaaxal nit ñi contexte boobu ñu nekkoon ndaw loo xam ni amagul fanweeri at te gis nañ ni Cheikh Moussa Ka wax na ko ni doomu buur yi sëriñ si dañu àndoon ak buur yi di daane l'islam dafa doon jooy yëkkat ci soowu jant ndax ñii ngi defi dak ñii defi xawma lan expliqué na ko ci Jazawu Shakoor lu leer la wax na ko contexte bu doy waar la confusion dëgg moo amoon nga xam ni alxuraan ji nit ñi daan nañ ko jël sax dañ koy war a mokkal parce que il faut que ñu mokkal ko parce que moo nekkoon ci jamono mais mokkal googu jaaroon na sax ci ñu koy tëgg ci ay tama di ko taaxuraat mara day tali donc mu doon lu raar ci jamono jooju koo xam ni ndaw lu nga xam ne mu ngi toll ci fanweeri at ak yooyu amagu ko sax ñu ñëw di ko ubbil buntu àdduna nga xam ni nekk jamono yooyu conseiller buur privilégié ca nekkoon kenn xamul lu mu toll mu gàntal loolu wane na ni wax dëgg yàlla nit la woon koo xam ni c'était une personne exceptionnelle noonu wax nañ ci sax ay yu bari yu nga xam ni Lat Joor ba mu ca dégg ba mu ko déggee ba mu demee tàbbee ci noppam naqarlu na ko te it woo na ci sax maam Xaalima Jaxate Kala mi nga xam ni moo doon juge et jurisconsulte boobu nga xam ni daanaka moo remplacé woon waajuram woo na ko di ko métitlu ba wax ko ni ko seen doom ji de li mu wax moom doy na waar mu ni ko ñun day man de li ma lay xelal mooy tool bu nekk dana ca am partie boo xam ne deesu ko mën a bay maanaam loo ci defit du sax nañ ko jàppee noonu ndax xëy na yow bu ñu nee bi ngay wax ni xayit la tëkkaleel waaye ñun weñ lañu tëkkaleel am na daal wax yuñ ci wax
ndeysaan ngir cofeel gi nga xam ne maam ma jaxate kala amoon na ko ci Cheikh Ahmadou Bamba ku ne xam na diggante maam ma jaxate kala ak Cheikh Ahmadou Bamba doon diggante bu rafet doon diggante bu nga xam ni bu daw yaram ndax wax nañ ni maam ma jaxate kala sëriñ bi daan na ñëw ci moom ku wax ni jàngal na ko nag jàngalu ko waaye sëriñ bi daan na ñëw ci moom ci jamono su bindee benn bind boobu mi ngi toog ci commencé bi muy door bind saa su bindee comme xamoon na ni xaalima jaxate kala amul woon morom ci jamonoom ci wàllu bind ak ci wàllu xam-xam dafa daan yëkkati la mu bind ñëw won ko maam xaalima jaxate kala su ko defee maam xaali bu ko xoolee ba noppi dal ni eskay lii day rafet na wax dëgg yàlla lii de kenn amul lum ci wax et mujj gi mu dem ba moom maam xaalima jaxate kala lépp lu ko Cheikh Ahmadou Bamba jox pour mu xoolal ko ndax bind mi jaar na yoon wala jaarul yoon daf koy fab jàng ko par cœur ndax dem nañ ci jamono sax ci seede wax ni maam ma jaxate kala janoo na ak Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ni doom la ci moom ndax moom ak Serigne Pir Boubacar Fall xaritu maam Mor Anta Sali lañ woon xarit dëgg nga xam ni yàlla dafa leen boole woon ñu am cofeel ci seen biir ka leen ñeenteeloon moo doon Mouhamad Ibrahim Bagdadi nga xam ni benn naar la bu jóge woon Irak kooku day mujj jóbbalu ci sëñ Tuubaa danañ ci yegsi mooy jamono yi sëñ Tuubaa nekkee ci njaareem maam xaalima jaxate kala boobu ci seede bi ñuy wax nañ ni am na bés mu ni Cheikh Ahmadou Bamba yow mii de démb doom nga woon ci man tey jàppe woon naa la sama taalibe ndax daan nga bind di ma woon waaye tey ci tey day jàppee naa la baay jàppee naa la sëriñ maam xaalima jaxate digganteem ak Cheikh Ahmadou Bamba dem na ba ci lool et mu bëgg rafetal digganteem boobu ak doomam ak kii nga xam ni moom it sëriñ bi am na cër ci moom ndax papaam xaritam la woon waaye xam nga buur comme ne ka maam Kocc Barma daan waxe rek buur du mbokk moo tax ragal yooyu mu ci doon ragal moom maam xaali di ci rafetal mu def ko ci yàlla ko yàlla fay moom nag mësul di ko affronté wala di ko frondé wala yu demee noonu nekkul woon toppatawul woon sax nguuru kenn ku dul yàlla suñu borom te jëf jooju nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba def na ko nañ ko fàttaliku mi ngi ko def ci 1882 bi woy juróom génne àdduna danañ ci dellu si ndax bu ñu demee ba tubaab bi woo ko ca Ndar lu tolloog fukki at ak ñett ca kanam taxawaay bu mel noonu la Cheikh Ahmadou Bamba di taxawee luy firnde ni Cheikh Ahmadou Bamba mësul def jàmbaarisme il a toujours été sur des positions de principe yàlla la gëm subhanahu wa taala du ko boole kenn bakkanam jaralu ko loolu moo tax toujours mës a affirmer loolu du woon caageenu dafa am ambition politique wala pouvoir wala lu mu mën a doon mais dafa nekkoon position de principe bu nga xam ni noonu la mës a dunde bi mu ñëwee ci kaw suuf ba muy wuy ji boromam subhanahu wa taala ci atum 1927 kon ba mu defee loolu mu daldi wàññeeku dëj ba wees taalibe yi nga xam ni ñoo nekkoon ci responsabilité am te waajuram bàyyi woon ko ak moom mu continuer jàngal yam leen doon jàngal xam na ni jamono yegsi na goo xam ni am na lu war a am mu nekk koo xam ni wéetaay naka jekk daf ko mës di def waaye daf ko gën di ko def ci janj yooyu nga xam ne ñoo nekk ci Mbàkke Kajoor maanaam les plaines de Mbàkke Kajoor doxantu ya bari ca wéetaay ya bari ca jàpp nangu boppam yi bari ci dem nekk ci ay xelwatu ay ixtikaaf di wéetal boromam di gëstu ba jamono yàggul dara gannaaw bi waajuram génne àdduna mu woo taalibe yi dajale leen ba ñu dajaloo mu wan leen ne leen képp kenn ci yéen koo xam ni maanaam sàkku xam-xam rek moo ko tax a jóg bu yaboo na dem seeti beneen sëriñ
bu ko jàngal ndax sëriñ yi bari nañ ci réew mi te ñoom ñëpp dañuy jàngale alxuraan bu baax ak xam-xam waaye képp koo xam ni li ma bëgg nga bëgg sama pas-pas mooy sa pas-pas leneen li nga xam ne mooy moddu yar gi ma bëgg tàggate samay mbooloo nangu nga ci tënku en plus de li ma lay jàngal ci wàllu xam-xam bu fekkee ni loolu ànd nga ci boo bu la soobee nga toog waaw ba mu defee déclaration boobu am nañu dem waaye it am nañu toog ci loolu ràññee nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk topp ñenn ci ñoom maanaam ñu ràññee ci Cheikh Adama Gueye ay nit ñoo xam ni ñi ci ëpp ñi ngi bokk ci askan yu mag lañu bokk ñenn ñi doon jeexitalu këru diine yu rëy yoo xam ni dañ leen dénkoon Maam Mor Anta Sali am na ci sax ñu nga xam ni magu leen moom ci Zahir moom Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni ki Cheikh Ndaam Abdourahmane Lo waaye ràññee nañu daal ñu njëkk jébbalu ci moom Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Diagne Serigne Darou Assane Ndiaye Maam Adama Gueye wax nañ ko ak i mbokkam yi nga xam ni mbokku deretam yoo xam ni ay ñii ñoom ñoo bokk waajur ñoo ay doomu baayam lañu ay ci responsabilité am lañu nekkoon ku mel ni ki maam Cheikh Anta Mbacké ku mel ni cousin boobu ñuy wax Serigne Bousso astafurlah Serigne Mbacké Bousso doomu Serigne Bousso ku mel ni ki maanaam mboole seen rakkam yi nga xam ni moom moo leen féete woon mag te mu amee seen njàng doon leen tàggat ak ñooñu ma lim léegi muy ñoom maam Cheikh Adama Gueye maam Cheikh Ibrahima Sarr maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne mooy 40e ci ñi nga xam ne ñoo jébbalu ci moom noonu ko Seydina Omar nekkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaay boobu la maam Cheikh Ibrahima Fall am ci Cheikh Ahmadou Bamba danañ ci ñëw ndax xam naa ne danañu am waxtaan yoo xam ne waxtaan spécial la yoo xam ne dañ koy jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall kon ñu jàpp ni foofu la ko suñu borom wane ni sañatul jëfandikoo benn wérd budul alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooy wasilaam ndax lu jiitu loolu xam nañ ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekkoon na koo xam ni daanaka maanaam am na ay wérdu yi nga xam ne jàppoon na ca mooy bu jëkk xam nañ ni jàppoon na wérdu xaadir ndax wérdu xaadir mi ngi ko jëlee ci baay bu waajuram Maam Mor Anta Sali waaye tamit amoon na wérdu nga xam ni moom la ñuy wax wérdu Chazali nga xam ni Abul Hasan Chazali moo ko solowoo nga xam ne moom mi ngi nekkoon ci diggante ci jamono ci 1197 ak digganteem ak 1256 ci la nekkoon ci jamono amoon na it wérdu nga xam ni daanaka mbusoobe yépp wérdu woowu la ñu yore woon muy wérdu Abul Abbas Cheikh Ahmad Tijani nga xam ni mi ngi ñëw ci jamono ci 1737 génn àdduna ci 1815 wérdu yooyu yëpp Cheikh Ahmadou Bamba tabarakallah jaar na ci am ci ay lijaasa nekk ci kilifa am ci ndigal waaye ba ka suñu borom feeñoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko won ne ka sañatul jëfandikoo dara lu dul alquran ak jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon wasilaam mu génne nag moddu yar yoo xam ni daf koy yar taalibe bu mu yor dina la seetlu bu dee xam-xam ak jàng moom moo war ci yow mu def ko pour mu not sa bakkan ci l'islam bu dee liggéey mooy tax sa bakkan nootu ci l'islam aussi mu am fu mu jaar ak yow ci wàll woowu ba am la mu bëgg ci yow maanaam daal xeetu yar boo xam ne lu tumuranke la woon mu indi ko ci jamono muy tarbiya et daan na yar tamit ci verbe maanaam di fexe ba
li ñuy wax ikam plutôt daan na ko jëfandikoo ak intizar nga xam ni par l'exemple daan na yéegee yi nga xam ne dañu bëggoon yegg ci suñu borom te nga xam ne ci wàllu njàng lañ ko doon jaare ak cell ndax moom exemple daal moo doon enseignement par l'exemple la ëppoon li muy def que di la note ci defal nangam wala defal nangam waaye comportement ba mu daan am teg tànkam ci siratal mustaqim nit ñi ko bëgg di ko gis ci loolu ca la daan tàggatee ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ku ne xam na nag lu mel noonu ku ko génnee ci jamono comme ne que ki ñuy wax Marwata ibnu Nafal lu mu wax maanaam Warxata ibnu Nawfal nga xam ni yaakaar naa ni mooy labbe bi nga xam ni moom moo njëkk a génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a xam ni yonent bi am na lu mu solo Warxata ibnu Nawfal moomu waxoon na avertiroon na yonent bi ci ni lii nga indi dee su ko indi te kenn du la indil ay fitna ci àddina lu mel noonu aussi moo dal Cheikh Ahmadou Bamba ak la jeune communauté mouride ndax door ba mu loolu amee commencé nañ leen sonal di leen persécuter ku ci nekk taalibeem ñaare ñu génne la kër ga nga dëkk say wayjur génne la ndax lu bees la lu am ci jamono mel ni comme saaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy doog a l'islam doog a fësagul doon lu bees ci waa Màkka comportement yi nga xam ni nit ñooñu loolu la ñu amoon ci seeni ñooñ yooyu nga xam ne ñu duggoon ci yoon wu bees wi comportement boobu aussi moom la murit yi amoon moom lañ doon dund ak Cheikh Ahmadou Bamba et bi ñu demee nag ba yàlla def get googu mu nekk les conditions n'étaient plus réunies pour muy toog get ndax li tax les conditions n'étaient plus réunies c'est que le get à cette époque précise était en pleine ébullition guerrière maanaam noonu ni ma koy firee mooy ni get jamono yooyu ku ne xam na ni diggante 1883 googu 1884 ba jëm 1886 diggante Lat Joor ak tubaab bi diggante bu war a jeex la bu nga xam ne dañ ko contradiction yi dañ ko war a solder mu jeex ndax boobu mooy fin wu reñu Lat Joor ñu ngi ci nekk nga xam ni nekkam ci àddina sax lañ cay teg ñetti at lay doon te ku ne xam na ni loolu get ci jamono jooju nekkoon na barabu nga xam ne ceddo yu bari maanaam pas ceddo yi sax mais ébullition guerrière amoon na fa maanaam amoon na fitna à tout moment mënoon na fa éclater et mu daal di jël décision ni fii de wax dëgg yàlla comme fitna daf fi nekk moment bu ne mën na fi fël dama fas yéene dellu ca dëkk bi nga xam ne moom laa ganee àdduna muy dëkkam bu nga xam ni moom maamam jooju ñu doon wax ca première partie maam Maharam Mbàkke moom moo ko sos muy Mbàkke Bawol nga xam ni Sëriñ Mbàkke ma fa nekk waa kër maam Mor Anta Sali mi ka meññi la mu dal di jóge Mbàkke Kajoor bàyyi fa bàyyam bu tedd boobu ñuy wax sëñ Ibrahima Mbàkke di rakk ci maam Mor Anta Sali dal di rejoindre Mbàkke Bawol kooku mi ngi ko def ci atum 1884 waaye bi mu ñëwee Mbàkke Bawol pour jeexal parti boobu la mu njëkk def rek mooy maanaam dal di dëgmal benn tukki ndax daanaka dafa teg bagaasam ak taalibeem bàyyi leen fa ñu nekk fa dal di dem def benn tukki ndax xam nga loolu sëñ Tuubaa dafa mës a ubbeeku ci bépp góoru yàlla fépp fu xam-xam nekk fépp fu lu baax nekk jëm ci yàlla ak l'islam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci Amadou Bamba daf ko mës a farataal daf ko mës di toppatoo di ko suuxat di ko nemmiku loolu moo ko yóbbu dëkk boobu ñuy wax Ndar wax nañ ni sax ni jóge na Ndar dem fu ñuy wax Mauritanie waaye loolu ñun daf ñoo desee leer moo tax bëgguñu ci avancer à fond
mais li wóor te wér mooy def na tournée bu nga xam ni juróom-ñetti weer la conduire na ko ci ay barab yu bari ci Sénégal rawatina dëkk boobu ñuy wax Ndar ndax li tax ñu am ci firnde mooy digganteem ak Serigne As Camara nga xam ni bu ñuy wax ci lu jëm ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridine incha allah taala dinañu waxtaan ci loolu ci diggante Serigne Touba ak kooku ñuy wax Serigne As Camara bu Ndar nga xam ni boo xam ni dafa cosaane woon Guinée ñëw Ndar nekk fa doon nitu yàlla xam ngeen Ndar dëkk la boo xam ni ñaare góor yàlla bu nekk ci kaw suuf nga xam ni dégg nañ la xam nañ la nga nekk fii ci Afrique di ngëre Afrique ñaare jaar nga ko ndax dafa am secret yu nga xam ne dafa nekk foofu c'est ñëpp xam nañ loolu et ba mu dellu see nag ku ne xam na ni réputation ak oraam dafa dal di yokku dafa dal di jëm kaw nit ñi topp ko mu mel ni effet bi lamp di def ci gunóor macha allah ku ne nit di fa jóge di ñëw ci moom loolu nag ku ne xam na ni du loo xam ni nit ñi dans un premier temps danañ ko bëgg danañ ko rafetlu ndax am na ñu nga xam ni seeni intérêt daf ci doon nekk daf leen di xaw a sonal te ñooñu sax ay ñoñom lañu ay mbokkam lañu ndax xam nga affaire daraja ak affaire wilaya ak yu demee noonu te doomu soxna ku ne xam na ni dañoo fiir indi woon na ay jafe-jafe yu nga xam ni taxoon na mu jóge ci zawiye boobu nga xam ni zawiye ay waajuram la dem fas yéene sos beneen gën a sori tuuti mooy këram googu nga xam ni mooy bi Serigne Baara bu Serigne Falilu Mbàkke radiyallahu taala anhu boobu mu sos ci Mbàkke boobu mu dëkke woon ci Mbàkke nga xam ni soxnaam soosu dëkk Ndar fa la nekkoon naan que suñu ndey di suñu tante Kantom Boy foofu la nekkoon kër googu ñu tuddee ko Mbàkke Bari nga xam ni maanaam daf ko sosoon pour fàttali ko Mbàkke Bari ga mu nar a demaat encore nga xam ni maamam moo ko sosoon ca Jolof mu duppee ko kër googu lañ bala muy sos Daaru Salaam ndax su jógee ci loolu rek ndax xam na ni les velléités opposition yooyu amoon estompé wul dafa continuer mu xam ni nag il faut que mu gën a sori looloo tax mu dem ci tegtal daal di sosi dëkk boobu ñuy wax Daaru Salaam waaye lu jiitu Daaru Salaam nekk na ak diir foofu ci Mbàkke Bari boobu ci biir Mbàkke Bawol la nekk dem à 5 kilomètres de Mbàkke sos fa dëkk boobu ñuy wax Daaru Salaam kon foofu la ñuy teg loxo ci Daaru Salaam nga xam ni ni nga ko sos ci novembre 1886 dañu déglu bu baax novembre 1886 ndax jëf ju rëy dana am mooy seet googu Lat Joor di ko seet si di ko tàggu pour xeex bi mu war a fas yéene xeex ak tubaab yi te boobu controverse daf ci am parce que ñu bëri dañuy wax ni Lat Joor man ka fekk maanaam Mbàkke Kajoor ñeneen di wax yeneen barab mais danañ ci yegg si incha allah ndax Lat Joor octobre la dem Cheikh Ahmadou Bamba moom mi ngi jógee mi ngi sos Mbàkke Bawol Mbàkke maanaam sabula mi ngi sos Daaru Salaam ci atu ci novembre 1886 kon octobre moo jiitu novembre kon jàpp nañ ni laata muy ñëw bi mu nekkee foofu ci këram gi nekk ci Mbàkke jàpp nañ ni ca kër googu la ñëwee la ko Lat Joor fekk foofu pour tàggu ko pour mën a dem ca xare ba mu war a fas yéene xeex ak tubaab yi ci deqale ci octobre 1886 kon ñu teg foofu baaraam comme ni ma ko tàmm di waxee seen mbokk seen xarit Cheikh ku ñuy wax Moustapha Gaye Amadou Moustapha Gaye moo doon waxtaan ak yéen ci ñaareelu partie bi nga xam ni dañ ko doon seq ak yéen pour waxtaan ci lu jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba comme ni ma ko tàmm di waxee di ñaan li nga xam ne moom la ñuy def yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na yàlla may ñu yeggale ko ak jàmm yàlla
def lépp lu nga xam ni lu baax la lu rafet la mu xéewale ñu ko ba nga xam ni kenn duñu ci sikk kenn duñu ci mere xel nag du doy te it nit du mat te ñun ay dongo rek lañu yoo xam ni dañuy nattu ci lii jéem a seet li nga xam ni moom xam nañ ko ci ndax mbiru sëñ Tuubaa moom weccee la rek lu ci nit xamit comme ni ma koy fàttalee boo ñu ko baaxee ñu jël dëgg yàlla sama numéro téléphone mooy 77 871 61 41 ubbeeku naa ci ñëpp ci di taataan di sàkku ci seen ndimbal ak seen xam-xam pour gën a rafetal li nga xam ni moom la ñu fas yéene def nii asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf